Les mutuelles de santé de Dakar lancent la grande riposte communautaire contre la Covid-19. L'Union départementale des mutuelles de santé de Dakar, en partenariat avec la ville de Dakar et la Croix-Rouge, lance la grande riposte pour atteindre un objectif unique, 0 cas dans la région de Dakar. Les acteurs religieux ont magnifié l'initiative des acteurs communautaires, de même les délégués du marché de Yoff, accompagnés par le maire de Dakar, Soham Al-Wardini, le président Moustapha Mbeng, sous le sceau d'aplomb, échangé avec les vendeuses de boissons et marailleurs sur l'importance du respect des mesures barrières. Le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale, entre autres. L'imam de la mosquée et les notables du quartier ont reçu un lot de matériel composé de gel hydroalcoolique, savon, masque et des thermoflasques, afin de pouvoir faire face à la Covid-19. Salaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bokk yi jaraaf Saliou Samb borom dëkk bu Ngor mu ngi danal gan yi fa rot tey muy délégation maire de la ville de Dakar madame Wardini et représenté ko donc par son adjoint donc ici présent Ngone Mbeng ci adjointe yi et donc ànd ak mutuelle bu santé bu ville de Dakar. Alors léegi ñu ngi leen di dalal jàmm ci turu jaraaf dëkk bi yëpp di am mbégte dalal leen fii ci Ngor di dëkkub cosaan dëkk boo xam ne et ci ville de Dakar la bokk ndax Dakar mooy capitale bi mairie de ville fa la nekk waaye ñun les 19 communes d'arrondissement ñi nga xam ne ñoo nekk ci département de Dakar donc ci Dakar la ñu bootu donc bokk sunu département bi. Donc ñoo bokk su luy mbir donc ay tànkam yi muy dox tey tànk yu jaadu la moo tax ñu am mbégtitam di leen dalal fii ci Ngor et di leen wan ne rek sotti ceex def ci la yépp benn la kon loolu daal la ñu amoon kàddu ci ubbee di ñaan yàlla ngeen dal jàmm seen mission li leen yikk yàlla na ko yàlla dafa leen ci ndam donc ñu ngi ànd it prêt pour accompagner leen ci seen mission wasalaam. La caravane a fait cap sur le quartier voisin Ngor. Dans ce quartier, la même stratégie a été utilisée. L'Union départementale des mutuelles de santé, à travers des visites des lieux tels que garages de mécaniciens, domiciles et marchés, incite les populations au non-relâchement. Un nombre important de masques a été distribué. Cette caravane sillonnera l'ensemble des districts du département de Dakar. Top, c'est parti. L'infatigable président de l'Union départementale des mutuelles de santé, Moustapha Mbeng, donne le signal pour les acteurs communautaires de barrer la route à la Covid-19, une campagne précédée par une bonne formation des agents, des mutuelles, des volontaires de la ville de Dakar, a commencé à sillonner l'ensemble des quartiers du département de Dakar. Le 23 juin, les quartiers de Yoff, Quai de Pêche ont reçu les agents qui ont sensibilisé mais surtout distribué des masques aux populations. ñu ngi nuyu ñun kilifa yëpp yu ñu fi fekk di nuyu waa Ngor di ko jaarale ci kilifa gi di leen nuyu di leen sant di leen gërëm di rafetlu tamit ni ngeen ñu accueillir donte sax délai bi gàtt na lool. Man Moustapha Mbeng président union départementale des mutuelles de santé communautaire dama ànd ak tey jii ak délégation bu mag délégation bi nag ñi ko jiite mooy ville de Dakar tey dafa ànd ak union départementale des mutuelles de santé communautaire ànd ak yeneen partenaires ay acteurs muy waa Croix-Rouge muy travailleurs en santé communautaire bàjjen gox yi relais yi waa scout yeex ñëpp ñi nga xamante ne daal ñu ngi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ñëpp ñu ngi yëngatu ci wàllu xamal nit ñi di ñaax askan wi ci saa su ne li wundu tey jotaay bi mooy dafa am mbas mu dal ci réew mi
te law ci àdduna bi yëpp rawatina nag ren suñu dëkk bii di Sénégal waaye ñu am ci seetlu boo xamante ne Dakar dafa bokk ci réew mi ci département yi nga xamante ne moom la mbas mi gën a laal bi loolu amee nag comme ni ngeen ko xamee matukaay yëpp nit ñi jël nañ ko tey ni ngeen toogee rek wane na ko ñu yaatal ba nga xamante ne nit ñi waruñu di dajaloo ñu tëj jàkk yi tëj jumaa yi vraiment ñu saluer loolu bu baax xam ne kilifa yi li leen waroon def nañ ko ndax Sénégal yàlla dimbali nañu ñu am aada cosaan am kilifa yoo xamante ne fu ñu toll rek bu ñu jaaxlee askan wi ci ñooñu la ñuy wéeru tey nag ñun ñu lancé woon benn coalition buñ koy wax mooy dañoo dajale ñu ne tey jii fi mbas mi toll nit ñi ngi koy xeex ci seeni gox ak gox-goxaan yi ku nekk jóg na gouvernement bi mu ngi ciy moslu ak xam ci ministère ya mairie de Dakar xam naa ne ñoom dinañ ci jaar def nañ ci lu am solo bi boobu boo léegi amee ñu ne nag dafa toll pour askan wi lëkkaloo ñun mutuelle de santé nga xamante ne politique gu état bi nga xamante ne mooy couverture maladie universelle yàlla daf ko jaarale ci ñun pour fegu askan bi ak fajom ci njëg bu yomb ñu yore ko di ko doxal boobu ba léegi loolu def nañ ko ci gox ak gox-goxaan yëpp bu mbas bi amee ñu defoon ci ay activités yu am solo waaye dañuy gërëm Soham Wardini madame la mairesse de Dakar ndax la mu def ci mbas mi bi mu amee ba léegi lu am solo la waaye ba ñu waxtaaneex moom xamal ko tamit ne ñun ñu nekk sur le terrain bëgg nañu lëkkaloo encore dem ci gox-goxaan yi fekk comité yi fekk kilifa yi ndax kàddu gi yéen a ko yore askan wi yéen la ñuy déglu ñu ne bëgg nañu tey Dakar 19 communes yëpp ñu dem fa ñu def benn programme boo xamante ne mi ngi tàmbali démb ñu ngi ko tàmbalee Yoff ndax Yoff dafa nekk district ouest bokk ko Ngor bokk ko ak Wakaam bokk ko Mermoz Sacré-Cœur district bi nag foofu la nekk ñu ne nañ ko tàmbalee foofu waaye tamit dañoo jàpp ne actuellement Dakar département ñeent pàcc yi mu nekk ci arrondissement bi ñu nekk te ngeen bokk ci moom moo ëpp problème ci wàllu feebar boobu ñu ne kon nag nañu tàmbali suñu action waaye li ñu bëgg a def ute na ak nit ñi li ñu doon def sur le terrain mooy ñëwuñu rek pour jàllale ay message raxas leen seen loxo takk leen seen masque sorinte leen waaye dañu ne fi mbas mi toll foofu ñu dem ci gox-goxaan waaye dem wax ak kilifa yi ñoom ñu àddu askan wi dégg leen loolu la ñu tuddee vraiment écoute active bu ñu ñëwee dinañ leen jox kàddu gi ngeen waxtaan ñaax askan wi moo tax tey sax mu am couverture télé yi mais daal programme bi ñu indi di ko lawal boobu ba léegi te démb ñu def ko Yoff dem nañu ci marché yi dem nañu ci garage yi dem nañu quai de pêche ba dem nañu ci plage yi dem nañu fépp foo xamante ne bérébu liggéeyukaay la wala nit ñi ñu ngi fay dox wala jàpp nañu ne ñi fa dëkk xaw na bëri waaye liñ ci def yëpp mooy dem waxtaan ak moom ñaaxaat leen ne leen dañu seetlu ne nit ñi dañu xaw a bàyyeeku tuuti te lañ doon def nit ñi takkatuñu masque ñu ci bëri am na loo xamante ne lañ ca war a def defuñu ko de feebar bi mi ngi law loolu muy law nag loolu la ñu tuddee transmission communautaire mooy dafa commencé bëri ci biir Dakar ñoo xamante ne dañu am feebar bi te kenn xamul fu ñu koy jëlee kenn xamul ku leen ko jox te loolu bu amee rek mooy kenn xàmmeetul ku ko am ak ku ko amul ñu ne loolu bu jotee nag foofu ñu dem gox bu nekk bu ñu waxtaanee ak kilifa yi xool comité yi fa nekk ñu xool nan la ñuy organiser liggéey bi nan la ñuy organiser dem ak dikk bi ba nit ñi mën a def seeni occupation waaye kenn du ci lor kenn du ci loraate loolu nag bu mu amee ñu ciy sàkku seen ñaan ndax fii ñu démarré muy tànk Yoff la ñu dem démb tey fii Ngor suba Wakaam dañu yaakaar seen ñaan yaakaar seen xam-xam yaakaar ci seeni kàddu ndax jàpp nañu boo leen waxee ñëpp dégg leen ndax seen njaboot ñu ngi ci Sénégal yëpp waaye rawatina Dakar moo tax ñu ne woon tey dañuy ñëw fii Ngor bu ñuy ñëwee dañuy ñëw waxtaan ak kilifa yi saafuntex yéen sàkku seen ñaan sàkku seen xalaat démb madame la mairesse de Dakar dafa ñëw ci ubbite bi ñu def ko fële ci commune Yoff ànd ndox moom ci yenn point yi mu ne woon tey jii moo bëggoon ñëwal boppam waaye nag dafa am activité yoo xamante ne ak yenn kilifa ci réew mi yuñ ko boole mu taxawal fi population bi yëpp mu ne bu ko jot gi mayee moom xam naa ne dina fi ñëwaat waaye tey faw ñun ñu ubbi ñu dem ci biir dëkk bi dem ci plage bi dem ci garage yi ci tataay fépp daal pour waxtaan ak askan bi nga xam ne mbir mi buñ koy xeex dafa am ñaar yu ci nekk nit ku nekk war na jàpp ne moo war a sàmm boppam
moo war a wattu njabootam waaye moo war a sàmm goxam sàmm askanam loolu bu ko ku nekk xamee ku nekk di nga xam ne matuwaay bi kat pour lii bañ a law ci biir dëkk bi man am naa ci benn responsabilité. beneen bi ci des mooy ba ñu daje bu mujj bi dafa am lu am solo loo xamante ne ministre de la santé daf ko wax dafa ne madame la mairesse de Dakar Soham Wardini dénk nañ la mag ñi ndax feebar bi xam nañ ne lu muy lor ñu muy lor ñu mag la ëppee ñu ne kon kat ñun ndaw war nañu wër suñu département yi goxaan yëpp ñu dugg ci waxtaan ak xale yi lu tax pour xale yi jël seen matukaay waxtaan ak xale yi pour ñoom ñu xam ne tey dañu war a taxaw ci njaboot gi aar seen waajur aar seen gox taxawaay boobu dafa nekk taxawaay bu am solo ndax feebar bi jàpp nañ ne ci xale yi lay njëkkee law waaye la muy def mag du ko def xale ñuy ñaan ci kàttanu yàlla ngeen tàllal di leen tàllal loxo ngeen ñaanal ñu ñaax xale yi ñu àndandox ñoom def sensibilisation wax ak nit ñi nan la ñuy moytandikoo feebar boobu waaye tamit ban taxawaay la commune bu nekk bu quartier bu war a nekk ñu am ñu def ko ba nga xamante ne mbas bi du fi law loolu daal papa moo doon suñu tànk ñu ànd ci vraiment ak volontaire ville de Dakar yi ànd ceex bàjjenu gox yi ànd ceex relais yi waa Croix-Rouge xam naa ne ku lim juum travailleurs santé communautaire ak association yi fi nekk ëpp na 252 waaye tey indi nañ fi lu mat 200 muy 200 agents àndandox ñoom fas yéene ñu def ko ay groupe ñu ngi jóge léegi ci poste santé bi waaye dañ ne ñun fii la ñuy njëkkee foofu la ñu daja woon waaye dañuy njëkkee ci yéen bu ñu wax ak yéen ba pare boo leen ñu ko mayee ñu mën a tas ci dëkk bi waxtaan ak waa dëkk bi loolu la ñu bëggoon wax jërëjëf. waaye comme dañ ñu tënk tey li ñu naan yóbbante àq la moo tax yóbbante madame le maire foog ma wax ko te bu laa may wax yóbbante madame le maire fàttali woon naa démb le premier adjoint au maire de Ngor pour mu mën a teew mais xam naa jot gee ko tënk te comme yàlla dogal na ne casquette boobu yor naa ko dama leen di dalal d'abord au nom de la commune de Ngor au nom du maire de Ngor di leen dalal di leen jaajëfal ci teewaay bi ngeen teew Ngor. concernant yóbbante madame le maire dafa am mission boo xamante ne ni dañ ko dénk ndax dafa toog ak monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale mu xamal ko ne que dama laa dénk mag ñi ndax comme jàngoro ji yàlla dogal na ne xaw naa metti trop ci mag ñi wala gi bu ñu koy antal tamit du lool yow laa ko dénk mun nag moom bu laa muy def dara ndax mag ñi ñu ko toog fa ñu toog seen kër jàngoro ji mooy dox fekk si leen kon nag liggéey bii daf siy sawar pour mën a ñaax xale yi gën leen sensibiliser que ñuy takk seeni masque que mesure barrière yëpp ñu respecté ko donc madame le maire loolay yóbbanteem ndax bëggoon na teew trop ndax démb rek ñu ngi woon Yoff si lancement bi te kàddu yi la fa yëkkati ñëwaat ne mu ngi jéggalu waaye du tere ndax Ngor dëkkam la dina am bés mu ñëwaat teewal leen fi ndax wax dëgg yàlla soxla na seen ñaan lool ndax mu ngi koy sàkku saa su ne gën leen a ñaax parce que Ngor fii yàlla dogal na ne suñu dëkkuwaay dafa xat te dëkkuwaay bu xat moom lépp mën na si kii mais dañuy sant yàlla rek ndax ñaan yi fi maam yi bàyyi woon xam nañ ne mu ngi fi bu léegi ndax loolu tax na daal ba feebar bi li muy diis yëpp xaw naa woyof fii tuuti ci au niveau de Ngor mais du tere duñu def rek lu dul di fàttali nit ñi ndax ku nekk xam na mesure barrière yaakaar naa ne ku nekk dégg nga nan nga koy defee ak naka la mais fàttali la rek ak ñëw joxe asaka yéene par rapport ak mbir mi kon nag di remercier aussi monsieur Moustapha Meng ndax lépp moom moo ko initié ville de Dakar dafa accompagner rek mais moom affaire bi kon nag comme expliqué na ko bu pare xam naa répétition moom day mën a ñàkk rek ñuy jéggaluwaat ci kàddu gi. di mottali dalal bi kàddu dalal bi ñu leen dalaloon di fàtte woon présenté délégation bi mu àndal kon ñu rattrapé wu présenté ne mu ngi ni ànd ak imaamu dëkk bi imaam Assane Diop représenté imam ratib bi waaye mooy imaamu jàkk bi mi ngi ànd ak président des délégués de quartier El Hadji Babou Sam mu ngi ni toog donc yii notable yi dëkk yi la ak yi nga xam ne ñooy ndaw yi frais yi donc bu dee ne jàmbur yi dëkk yi grand Mbaye Ndiaye mu ngi ne le toog président donc li nga xam ne mooy kuréelu ndaw yi dëkk bi muy ñu di ko wax frais dëkk bi aussi ki leen représenté aussi mu ngi ci jotaay bi ak li nga xam ne mooy notabilité dëkk bi donc loolu la ñu bëggoon dolli déjà ci présentation bi et li nga wax léegi yëkki ka kaddu
mooy président des mutuelles de santé alors dañu ci am mbégte pour tontu la ndax li ko firndeel mooy li ma sëggoon léegi déeyante ko ak jaraaf ma ne kat kii li mu yëkki li koy tontu mu ngi nii mooy procès verbal bi nga xam ne dëkk bi ñoo ko def fii lañ ko defe woon sur place ci mbir mi la woon te bañ koy def déjà dafa nekkoon ñetteel bi wala ñeenteel bi yoon ñu fiy daje di ko waxtaane bu mujj bi yaakaar naa ne vers le 18 la woon ba ko jiitu ci kanam tuuti mu doon le 13 ba ñëwee ba ñu ko càmbaree waxtaane ko diggante bi ministre de la santé moom ci boppam ñëw na fi le 7 juin ba mu fi ñëwee dañu ko présenté waxtaanu dëkk bi ci mbir mii yenn taxawaay la ci def mu am ci kontaante lool na yéen dey li ngeen doxal moom a yëkki ndax mbir mi fi mu toll nii ko président waxee mutuelle de santé wàcc ci population yi ñu def ci seen wàll moo fi des ndax dafa mel ni ak télé am na ci kaw sur le plan communication ci mbir mi donc alors muy li ñuy tuddee dialogue communautaire nañu waxtaani ja ak askan wi pour ñu jël seeni matuwaay ndax seetlu nañu ne alors initiative yi ca kaw la jóge woon am na ay acteurs yoo xam ne ba ñu toogee waxtaan ndekete am nañ ci ay solo yu rëy rëy te boolewuñu leen ci woon ci wàllu communication bi alors loolu fu mu jógee ci bu ñu constaté ne mbir mi mu ngi yokk di jëm kanam di gën a garaaw te ni population bi ñu ngi xaw a bàyyeeku alors loolu xam nga comportement yoo xam ne feebar a ngi fi danger la te attitude nit ñi mu ngi changé di dellu gannaaw malgré li nga xam ne yëpp jël nañu ko ci ay matuwaay yu jóge ca kaw ak liñ ci wax yëpp kon dafa mel ni dafa am lu des dem nañu ba mbir mi am ñoo jàpp ne sax xawuñu kaa gëm alors bu ñu ko waxtaanee fii ci place bi fii d'abord Kër Jaraaf dañ ko waxtaanee mu yebal ñu nañu dem leen waxtaane ko ci penc ba ngeen au population ngeen waxtaan ngeen càmbar mbir mi bañ ko càmbaree li ñu def mooy dañu def évaluation parcours mooy depuis le 2 mars li fi jaar ci ay communication li fi jaar ci ay wax ay jëf ak li nga xam ne alors mooy résultat mbir mi ba jooni tey gis nañu ne wàññeekuwul dafa yokku kon wane na am na lu des ñu seet gon bu ñu génnee ci loolu yan recommandation la ñu mën a def pour mën a def vraiment les gestes yi nga xam ne moo ñu mën a musal ci mbir mi ak luy niru plan d'action boo xam ne ñun ñoo koy defal suñ bopp bi ñu ko waxee décliné ko ministre bi dafa ne yéen li ngeen wax de moom a tax a jóg waaye seen plan boobu bu paree na ngeen ma ko yónnee lépp lu mu laaj ci accompagnement ma accompagner leen dimbali leen ca loolu la wax fii Kër Jaraaf alors loolu daje bi mujjee ñu ngi ko def avec le docteur Ka mu ngi ci kanam mu ngi ci Kër Jaraaf le docteur nga xam ne mooy docteuru hôpital du Ngor bi mais am benn ci daje yi ndawam la yónni woon ku ñu wax docteur Ibrahima Fall donc chaque fois dañu leen di solliciter ñoom ñu ñëw toog ak ñun fii ñu waxtaane mbir mi dans sa réalité donc umpalewuñu xamuñu xam nañu parce que toog nañu ak ñi nga xam ne ñoo yore mbir mi docteur waa kër docteur toog ak ñoom boole ko waa comité de santé boole ko waa Croix Rouge ak ñëpp acteurs yu yëngatu yi nga xam ne acteur traditionnel mais bu ñu waxtaanee sunu biir déjà am na ay kaddu yu fa jub yu wane ne am na lu des am na ay acteurs yoo xam ne yi feeñaguñu woon te ndekete ñu am solo li ci mbir mi parce que lenn li sababoon daje boobu ubbite jàkk yi ci la woon moo doon sax sabab bu gën a rëy ba donc werante bu bare am na fi waaye ñu jiital xel ba ñu jiitalee xel gis nañu ne am na façon waxtaan ak population yi ba nga xamante ne bi imaam yi ñoo ko mën a def ci seeni xutba bu ñu jàkkaarloo ak mbooloo mi kon loolu wala benn acteur yi ngi noonu ba nga xam ne dañ ko écarté woon
des na yeneen i acteurs aussi waxtaan moo ko feeñal mooy bàjjenu gox yi ak ñi nga xamante ne bii ñooy jàppale avec le corps médical jigéen yi wala lool nekk ci ay consultation prénatale ak postnatale ak ñi nga xam ne dañuy am ay maladies chroniques nga xam ne bu dul jàngoro mbas mi ñoom dañu war a dem di hôpital ñu di leen seet am na ñoo xam ne aussi dañuy leen di assister à domicile yooyu yëpp ñooñu wax nañu seeni tawat nee nañu koo si jigéen léegi nangootul sax nga jigéen ko pour di ko conseiller ci wàllu garabam ya muy jël ak na mu war a toogee ndax yaakaar na ne léegi ñu ne ko yow mbas mi laal na la damal ñu interné la fële confiné la donc loolu nit ñi commencé di daw hôpital yi si boppam nit ñi ku feebaroon sax dematuloo fa jigéen yi nekk ci situation de consultation dematuñu ñu consulter leen ku malade am sa jàngoro sax toog jàpp ci yàlla mu ne gënal nga dem hôpital lu tax parce que bañ nga boo demee ñu détecté ne da nga positif ba ñu di lay interné alors lu waral loolu yëpp parce que ña demoon ñu interné la woon am na ci ñu génn bu ñu ñëwee lañ fa nettali du lu rafet lu ñi ci des moo xaw a tiitloo ñenn ñi ci ak wéetaay ak ñàkk ku leen toppatoo ak leneen loo xam ne tax na nit ñi sawaratu nit ci ñuy interné leen kenn bëggatul positif même si c'est le cas à cause de la peur et de la stigmatisation kon lii bi ñu ko constaté ñu ne kon nañu waxtaan ci suñu biir ndax buy métti ci ñun lay métti ñun ñëpp dëkk bi benn la famille lañu kon nag li nga xam ne docteur tële na ko comité Covid riposte Covid bi tële na ko état bi tële na ko ministère de la santé tële na ko nu nanu ko waxtaani suñu biir nu seet nan la ñuy def ba mbir mi dunu lor donc loolu nanu ko waxtaane woon ak lañ ca préconisé moo nekk ci procès verbal bi donc nga xamante ne bi ministre bi sax dafa noonu ñu yónnee ko ak le maire ak li nga xam ne mooy waa kër docteur donc loolu déjà dafa mel ni dëkk bi joxe woon na réaction avant lu jiitu seen ñëw li leen yëkki ni déjà dëkk bi jëloon na ci conscience bu yàgg xam ne am nañu ci responsabilité en tant que communauté pour toog waxa suñu askan donc li leen yëkki nii kon tey nous sommes à l'aise dañ leen di dalal jàmm di leen ci jàppale parce que suñu njariñ la kon nag lépp lu ñu man lépp loo leen séntu ci ñun ci wàll woowu danañ leen ci jàppale incha allah nañu xam rek bëgg-bëgg fu mu toll waaye nun suñu bëgg-bëgg du dara lu dul lu ñu renforcer ci moyen déjà saabu eau de javel gel masque ak peut-être même thermoflash minimum boobu ak ku ñuy dimbali déjà commencé ci loolu donc bu boobaa ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw yi nga xam ne taxaw nañu ci di ci liggéey ñu ngi leen di gërëm ci turu imam parce que ñu ngi désinfecté jàkk yi waa comité Croix-Rouge bi ak ndaw yi waa même le conseil communal de la jeunesse même ñu mobiliser nañu le maire aussi au passage ñu profiter si aussi gërëm ko moom tam loo xam jógu ci mu ngi def kon nag ñun jaaraama yàlla na fi yàlla musal ñu ci mbas mi waaye li nga xam ne suñu wareef la nun ñu ngi koy def di ñaan kuñ ci jàppale rek ñu jël. wax dëgg yàlla ni ma ko waxee woon ci lañ ci jotoon xam xel yi dal na te résumé bi nga def rek wane na ne tey yéen xam ngeen xeex bi bu baax te jël ngeen seen matukaay sànq ci sama wax dañu fàtte waxaale waale ne fépp fu ñu jëm tey jii prévoiroon nañu tey jii fii ñu am ci gel ci détergent ak yooyu ñu jël benn lot boo xamante ne dinañ ko fi bàyyi mi ngi ci oto yi ñu indaale et damay rek wax ne tey xel gënati na dal ndax ñun bi ñuy entamé lii dañu ne woon les leaders religieux les notabilités religieuses et coutumières foo ñu dugg ci xeex bi ndax xam nañ ne transmission communautaire su amee riposte communautaire rek moom moo ko mën a régler te riposte communautaire mooy réponse locale rek kilifa yi ànd ak seeni njaboot ñu ànd xool nu ñuy yaatulee xeex bi te loolu am na fii tey Croix-Rouge yi ñu àndal tey secrétaire général bu région de Dakar bi jiite Croix-Rouge yi mi ngi ànd ak ñun ak équipe yu am solo yoo xamante ne ñu ngi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram jaraaf kontaan nañu li ñuy wax fii dal na xel am na loo yu ñu am dinañ ko joxe muy thermoflash ci la bokk am na savon am na eau de javel
am na ay détergent kon tey ji dafa am loo xamante ne tamit madame la maire tamit ci xëram sànq ñu ngi koy jot am na Diamé Ibrahima Diamé moom tamit ci ville de Dakar la nekk moom moo ñëw léegi fekk suñu xam naa ne du ñàkk boo leen ñu ko mayee mu am keneen rek ku ci sànni kàddu muy Ibrahima Diamé mu wax tamit au nom de la ville de Dakar ndax tey jii May Samb mi wax dafa war a waxal Dakar Ngone Mbeng mi wax fii nekk adjoint au maire dafa war a waxal Dakar waaye dafay baax comme ñun tey doomu Lebu yi ñun ñoo nekk fii yàlla dogal na man miy wax xam ngeen ne mbokk waa Ngor laa kon dañuy bàyyi ci xëru madame la maire tamit mu ne faw mu yónnee Ibrahima Diamé mu ñëw pour ngeen xam ne vraiment moom Ngor dafa doon lu ko yitteel donc góor gi jërëjëf. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di jéggalu ci retard bi parce que dafa am feneen fu ñu xëyoon madame la maire woo ñu nañu dafa am empêchement dafa am benn cérémonie bu muy def 11h mënut a ñëw naa bàyyi loolu ma ñëw teewal ko fii kon su ma tardé loolu rek moo tax mu tardé te maa ngi koy jéggalu su ma ko fanaanee woon ni dama fi waroon ñëw incha allah doonu woon tardé kon nag ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk seen tur ak seen sant rawatina sama mag Koña Mbeng ndax su ma ñëwee fii foog ma nuyu ko ak waa kër ga yëpp di rafetlu jataay bi Moustapha ñu ngi leen di gërëm di leen sant jaraaf sa dignitaires yi fi nekk yëpp ku nekk ak sa ndombal tànk ñu ngi leen di nuyu imam ak notabilité yëpp ak monsieur le maire ak adjoint ak ñi ko fi teewal ñëpp ak population Ngor lii de dañ koy rafetlu ndax madame le maire bi mbas mi duggee Sénégal dafa jóg def ci taxawaay bu am solo génne koppar gu bari génne ko pour jàppale mbas bi mais dañoo xool ni loolu gannaaw loolu yëpp Dakaaru la feebar bi gën a wulee ñaay kon léegi dañuy laaj est-ce que li mu def feeñ na wala feeñut kon bu ñoom Moustapha amee initiative bi ñoo ànd ak ville de Dakar pour ñu gën a yokkat sensibiliser bi mooy na nit ñi defaraat sàpp si nañu defaraat tooguwaay bi ndax feebar bi dañoo war a jóg waxtaane nit ñi xeex ak moom mu arrêté ndax bu doon moyen dong la madame le maire génne na moyen yu mat sëkk pour jàppale feebar pour feebar bi bañ a law léegi lan moo tax feebar bi continuer ba nekk fii loolu moo tax ñu jóg bu ñu mënoon kër gu nekk daañu fa dugg waxtaan ak waa kër gi nit ñi changé comportement fexe arrêté feebar bi arrêté wu mais nag comme que matewuñ ko mënuñu dugg kër yëpp bu ñu duggee ci dëkk bi ñëw ci penc bi wax ak jaraaf wax ak saltige wax ak imam yaakaar nañu suñu kaddu ñun bu ñu demee ñooñu daañu ko eggali ba population bi yëpp xoolaat ni ñu toogee woon xoolaat ni ñu defee woon fexe ba feebar bi du fi avancé geste barrière yi wax nañ ko ba tàyyi comportement yi wax nañ ko mais comportement yu baax yi je crois ku nekk daal na nga jàpp ni bul wóolu sa bopp te da nga naan feebar bi di jóge ci man du wàll keneen suñ ko defee noonu rek bu soobee yàlla feebar bi dina avancé dama tardé nag te xam naa ne am na ñu njëkk a wax sama kanam te bëgguma répété waat li ñu waxoon mais daal ñu ngi jéggalu ni nga xam ne madame le maire daal mi ngi taxaw pour que daal image bi ñuy jox Dakar que Dakar moo gën a avancé moo gën a bëri cas ci ci maladie bi mu arrêté loolu nag sensibilisation bi li ñuy jóg dëkk bu nekk dañ fa dem bu soobee yàlla waxtaan ak population yi ñu xoolaat suñu bopp xam ne jël feebar bi au sérieux pour que feebar bi taxaw maa ngi ànd tamit Abdou Khadir Mbaye mooy chef de cabinet moom tamit la dépêché ñu ñëw ci ginnaaw madame le maire Ngone Mbeng ak élu wakaam yi ak pour ñëw taxaw élu Ngor yi yéen bokk maam yéen wakaam yéen bokk maam mais élu Ngor yi ñu ñëw taxawee leen daal maa ngi leen di gërëm di leen sant allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. maire de la ville madame Wardini joxe jaraaf mu ngi firndeel ne yónnee na fi tànga loo xam ne yegg na ci dëkk bi defe naa 15 tonnes nga wax voilà 15 tonnes ak yi mu àndal dër voilà donc moom la jox mairie de Ngor pour la population de Ngor kon ak produit aussi yi mu joxe ci mosquée bi kon ñu firndeel ne li ñuy wax ne maire de la ville joxe na ko yëgsee na Ngor moom la jaraaf bëggoon a firndeel. di wax sax man maa waroon jëkk wax avant ñoom ñuy wax mais dafa am lu nga xam ne suñ ko yegsee fii te ñu dénkuñu ko war nañ cee wax parce que ville de Dakar ba mu jógee di si liggéey dafa am ay bànqaas yu nga xam ne moom la yor muy ay direction ak ay services yu nga xam ne lépp lu nga xam ne nañ koy liggéey jëmale ko si askan bi ñoom nañ koy dénk ñu liggéey ko moo tax suñu yegsee ba fii Moustapha suñu partenaire la wax na ci mais ñun ñi nga xam ne ñoo organiser affaire bi di ànd ak ñoom di ko doxal war nañu mën a joxe kàddu pour gërëm encore une fois jaraaf di gërëm kilifa yi nga xam ne
ñoo fi daje tey di wax ne du bërët du tey rek la ville de Dakar mos a ñëw dugg bi Ngor biir Ngor ak ville de Dakar dañooy yàgg di yàgg liggéey si fànn yu bari dafa laaj nag ñu koy leeral de lii rek indiwuñu fii dañu bokk su ñu nee ville de Dakar Ngor moom dafa am benn wàll bu rëy bu am si ñun président délégué de quartier yi je crois que ne am na liggéey bu xam ne def nañ ko at ñoom formé nañ leen lépp lu nga xam ne war na pour ñu jox leen jumtukaay yi nga xam ne ñu wane ne ñoom seen gëdd lii la ville de Dakar def na ko à travers service bi nga xam ne man maa ko jiite man nag Pape Mesta Anne laa tudd liggéey bi ba mu tàmbalee ñu xalaat ko madame la maire da taxaw at li nga xam ne lim nañ ko ne def na ko fi ville de Dakar def na ko si mbas mi je crois que loolu yëpp duñ si dellu si mais ñëpp teg nañ seen bët te ñëpp xam nañ ne bii si benn phase la rek si lutte bi nga xam ne moom nañ jëm si mbas mi moo taxoon bañ ko amee mu wax ñu ko ñu ànd ak partenaire ku mel ni Moustapha Mbeng président union départementale at yeneen kuréel yi nga xam ne ñu ngi fi muy Croix-Rouge muy éclaireur muy RACBAC muy réseau des acteurs communautaires ñëpp ñu lëkkaloo fépp fu acteur nekk si Ndakaaru ville de Dakar moom ko xalaatee war ko jëf daf leen woo ne leen nañu àndandoo dafa dogo loolu dafay rafet ñuy remercier encore une fois suñu partenaires yi nga xam ne ba mu démarré ba léegi ñuy ànd ak ñoom di liggéey si mbir mi ba du ma si dellu si waat parce que Moustapha wax na ko mais li nga xam ne moom nañuy def si yeneen communes yi su ñëwee si Ngor tamit war na ñu leeral nit ñi ne activité bi ñuy def fii moom nañ def si yeneen 19 communes yi à travers les 4 arrondissements districts yi ñu ëmb yëpp lépp fas yéene nañu si weer yi ñu nekk nii ba dugg juillet dinañ ko wër ba pour informer pour sensibiliser wan leen ne mbir maa ngi fi te Dakar mu ngi commencé affaire ba koy commencé song dañ ne woon nag commune bu ñu jëm dinañ fa indi au moins fukki junni masque dinañ ko dugal si biir commune bi kon nag tey suñu duggee si biir commune bi dinañ fa indi fukki junni masque léegi nag ñu ne suñu ñëwee si kilifa yi dañ leen bàyyi li nga xam ne mooy dotation bu nga xam ne 1200 masques moo nekk nii pour jàkk ji at kilifa yi ñaari keesu madaar ñaari keesu gel ñu leen jox saabu leen yor thermoflash pour au moins ngeen gën a kaaraange bi gën a am solo loolu rek laa bëggoon leeral di wal ne suñu jógee dañuy dugg si biir dëkk bi di sensibiliser comme ni ñu ko defee Yoff démb pour que population yi jël mbir mi au sérieux ñu xam ne c'est une réalité affaire bi dugg na si biir dëkk bi di remercier encore une fois corps des volontaires yi nga xam ne ba ñu tàmbalee si ñoom ville de Dakar dafa sukkandiku si ñoom mooy nii ñu ngeen gis ñu taxaw ñu ànd ak ñoom di liggéey te parce que liggéey bépp projet bu nga xam ne am nañ ko ñoom nañuy jël mettre leen au devant parce que corps bu nga xam ne créé nañ ko pour loolu la pour ñu nekk à la disposition des populations loolu daal laa amoon di leen di jéggalu nag parce que suñu kilifa yi suñu waxee ba pare war nañu si doon wax mais il fallait que ñu leeral wan leen ne suñu jógee nii fukki junni masque dinañ ko dugal si biir dëkk bi parce que fépp nga xam ne population nekk nañ fa ñu leen atteindre pour mun leen ko jox sensibiliser muy madaar muy thermoflash ak yooyu jërëjëf jaraaf ñu ngi leen di sant leen ko. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam tey jii dañu amoon pour accueillir la mutuelle de santé de Dakar en collaboration avec la ville de Dakar sous l'égide de madame maire madame Wardini ñu ñëwoon tey fii seet suñu pour un problème de sensibilisation à propos du Covid-19 ñu di leen dalal fii ci maire Ngor waaw madame maire je vous laisse la parole en tant que représentante de la ville de Dakar. asalaamaaleykum monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la jéggalu tamit nga xam nañu yaa ngi woon ci ay réunion yëpp jàpp nga mais malgré loolu yëpp recevoir nga ñu ànd ak sa conseil municipal. tey man Moustapha Mbeng président union départementale des mutuelles de santé de Dakar bi ëmb mutuelle yëpp yi nga xamante ne ñoo nekk ci cadre assurance maladie dañu nekk ci programme boo xamante ne ville de Dakar daf ko lancé ñu ànd ci ak moom ci partenariat boo xamante ne li ko tax a jóg rek mooy xeex mbas mi fi am fexe ba nga xamante ne gannaaw mesure ak accompagnement yi fi am yépp yéen communes yi ngeen def ko ville de Dakar def ko état def ko population yi tamit amoon ay comité yu ñu def ñëpp di wax xeex mbas mi ñu ne nag jot na ñu def benn coalition d'acteurs communautaires tey union départementale des mutuelles de santé acteurs mutualistes yi
réseau bàjjenu gox yeex relais yi waa Croix-Rouge travailleurs santé communautaire ASC conseil communal de jeunesse yi sax parce que le conseil départemental de jeunesse mi ngi ci woon ak yeneen kuréel yu mel ni Croix-Rouge scout yeex ñëpp ñoom ñoo àndandoo lëkkaloo ci gannaaw ville de Dakar pour ñu ànd xeex coronavirus. campagne boobu nag bi ñu ci waxee ba lëkkaloo ba discuter ci yépp ci gannaaw Soham Wardini mi nga xamante ne vraiment comprendre ne Dakar yépp la njabootee ñu ne tey ni ñu xool nu ville de Dakar di encadrer di accompagner di appuyer initiative communautaire yooyu parce que la stratégie bi ñuy def mooy une démarche inclusive participative nañu fexe ba nga xamante ne nit ñi nga xamante ñoo nekk seen gox ak gox-goxaan ñu lëkkaloo ñoom ñëw jàppale leen ci travail de sensibilisation nañu fexe ba def ay dialogue communautaire nañu fexe ba nga xamante ne dinañ def ay VAD sécurisé fépp fuy nekk muy marché muy plage muy béréb yi nit ñi di dajaloo yëpp ci zone d'affluence muy salon de coiffure nañu dem waxtaan ak ñoom xool nan la ñuy aaree seen bopp waaye aaru ba dem beex dëkk bi liggéey bi tamit nit du ci loru du ci mën a loraate loolu nag mënuñu ko def te duñu jaar ci yéen ngeen nekk bunt moo tax ñu bindoon la correspondance donte le partenaire également ville de Dakar bindoon na ñu ne bu ñu dugg ci gox dañuy jaar ci bunt bi te yow jaar ci yow dafay yomb ci ñun day doon lu ñuy rafetlu ndax da nga bokk ci maire yi nga xamante ne ñi njëkk jàppale mutuelle de santé mutuelle de santé Ngor appuyé nga ko jël élèves yi dugal leen tamit ci seemi élèves def seen cotisation ñu la ciy gërëm di la sant ndax fu ñu dem wax ko ne maire wu Ngor appuyé na mutuelle de santé bi te yaa ngi def lu am solo tey nag ñu ngi njëkkee sax ci jumaa ja jaar nañ fa waxante kilifa yi ñu wax tamit ni ngeen taxawoo ci loolu mais tey daal li ñëw mooy ay partenaires yu ànd ak ville de Dakar mu lancé woon campagne 1 million de masques après nag ñu ne nañu def district bu nekk une semaine un district une semaine mooy commune bu nekk dinañ fa jaar waxtaan ak maire saafonteex moom mu envoyé message ndax yow la yàlla dénk askan bi moo tax fu ñu dem dañuy bëgg le message du maire ñu am ko mën ko vulgariser def ko ci réseaux sociaux yi def ko ci yëpp ñëpp jot ci bu ñu paree waxtaan ak kilifa cosaani kilifa aada yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine bi ñu soog a nag dem ci askan wi ànd nag ak ñi fa dëkk ànd ak ñi fi bokk muy conseil muy association yi muy ñëpp ñu demandoo ci ñoom ci marché bi parce que dañu jàpp ne tey la stratégie de la lutte mooy fexe ba communauté bi approprié wu la lutte contre la Covid-19 mooy ñu responsabiliser leen ñu xam ne mbas maa ngi fi mi ngi lore waaye ndaw yi war nañoo jóg taxaw lëkkaloo ngir aaru wattu seen njaboot waaye sàmm seen gox waaye tamit dafa am loo xamante ne muy mag ñi xam nañ ne mbas mi am na nu muy demee ci ñoom ñu nekkoon tamit foog ñu aar suñuy mat fi may daanelee ci loolu rek mooy tamit li ñuy seetlu nit ñi ragal dem ci structure de santé yi ragal faju ba ci mag ñi te yore ay yenn xeetu feebar yi bañ a faju wala bañ a jël sa garab loolu day affaiblir ni da lay wàññi yooyu tamit yëpp bëgg nañu ngeen def ci ay message ñaanal ñu leen di wan tamit ñu ngi seen service ci foo leen soxla ci sensibilisation boo leen ko waxee tamit dinañ ci jàpp dinañ ci ànd liggéey bi daal la ñu ñëw tey jii ci sa commune fexe lëkkaloo ñi nga jaboote pour ñu ànd dox loolu rek moo doon suñu tànk ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm Soham Wardini maire de Dakar ndax taxawaayam dafa am solo ñëpp bu ñu nekkee ci terrain ku nekk di def li nga xalaat lu leen di dajale ñu àndaloo liggéey dafay nekk lu am solo surtout que bu ñu waxtaanee ñan ñooy dem acteurs yi donc vraiment loolu rek moom mooy programme bi ñu defoon dans Corona ensemble dans une stratégie participative où les acteurs communautaires sont mis en avant ñu aller vers une sensibilisation à grande échelle mais waxtaan ak nit ñi pour une communication pour un changement de comportement loolu rek moom moo ñu taxoon de monsieur le maire ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm ñii nga xamante ne ñoo ñu accompagner ñoom may sàmbax l'ensemble des conseillers. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi yëkkati nuyoo bi di ko teg ci loxo monsieur le maire maire de Ngor conseiller également à la ville de Dakar donc mbir mi daf ci bokk à double titre dafa tooge tey maire Ngor tooge tamit conseiller ville de Dakar monsieur le maire ñu lay sant di la gërëm ci sa disponibilité. comme niñ ko xamee bi mbas mi duggee ci dëkk bi ba léegi ville de Dakar dañu jóg
sous l'égide de Madame le maire Soham Al Wardini et du bureau municipal dañu jóg ne ville de Dakar tous les projets yi nga xam ne moom la ñu amoon pour suñu exercice budgétaire 2019-2020 dañuy teg lépp ci suuf consacré lépp ci xeex coronavirus bi parce que def di loo xam ne Dakar dafa nekk épicentre bi si la madame le maire jóg première phase bi jox le comité national une enveloppe de 100 millions pour participer ci yamuñu foofu mu jëlaat 250 millions jënd ko ay lot de matériel yóbbu ko dans tous les hôpitaux du département de Dakar si la jël également jàppale les maires des communes ku ci nekk mu jox la 15 tonnes de riz 100 grosses suukar 150 paquets de 18 savons 200 cartons de 12 litres d'eau de javel si la ñu jógaat ne léegi comme feebar bi delluwul gannaaw ñu réhabiliter le centre d'hémodialyse de Liberté 6 mettre à la disposition de l'État pour ñu mën fa yóbbu yenn maladies jël également 4 autres centres socioculturels joxaat ko ba tey ministère de la santé ah bi madame le maire waxanteex monsieur le ministre de la santé si la ko wax na ko ville de Dakar jéego yi ñu def am na importance boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët donc léegi dañ leen di dénk pour ñu programme bi ñu bëgg a teg muy aar les personnes du 3e âge c'est dans ce cadre que madame le maire lancé campagne 1 million de masques au niveau de Dakar parce que bu ñu xoolee personnes 3e âge yi génnuñu seen kër mag ñi ñu ci bari ñu ngi toog ci kër yi mais xale yi ci seen bopp ñoom ñooy génn ñoom ñuy génn nag ñoom ñooy dugal feebar bi ci biir kër gi di ko wàll mag ñi te li ñuy remarqué les porteurs sains xale yi la te xale yaa ngi ci mbedd xale yaa ngi ci terrain de football yi xale yaa ngi ci plage yi xale yaa ngi un peu partout donc sensibilisation bi foofu lañ ko bëgg ñu gën ko fa accès pour ñu xale yi ci seen bopp seen génn ñu wàññi ko port de masque bi nekk obligatoire ndax li may ñaan man personnellement les maires pour ñoom ñu mën a jël arrêté communal interdit képp koo xam ne yow solo masque ñu exiger la à ce que nga sol ko bu jaree une amende ñu def ko mais il faut que les maires prennent des mesures yoo xam ne dina inciter la population à ce que ñu aar seen bopp aar tamit desitu askan bi ndax xale bi ñu takk masque te ñoom ñooy dugal feebar bi ci kër yi donc monsieur le maire loolu ñu ngi leen koy ñaan sensibilisation bi ngeen accès que surtout sur les jeunes ñuy takk masque yi période tàngaay la ñu nekk nit ñi dañuy am tendance dem dans les plages kon nag loolu tamit te fii ñëpp xam nañu la plage de Ngor est très prisée l'île de Ngor également donc foofu tamit monsieur le maire ñu ngi koy ñaan nga jàppale nga jàpp ci sensibilisation bi ci côté boobu madame le maire nag personnellement moom moo waroon ñëw mais elle a un calendrier vraiment très chargé moo tax tey jii ñëwul mu yabal ñu mu ngi lay nuyu di la wax ne nag mu ngi lay bàyyi xel ci conseil municipal ville de Dakar nga bokk yaay maire de Ngor kon nag mbir mi yëpp mu ngi noonu monsieur le maire ci sa loxo ñuy remercier tamit partenaires yi ñu fi cité yëpp léegi ndax démb ba léegi ñoom tooguñu mën naa ne ça fait plusieurs jours que ñoom tooguñu def nañu formation ay fan boobu ba léegi chaque jour ñu ngi réunir ñu ngi dox tey ji xale yaa ngi dox ci naaj ñoom ñëpp ngi ci topp parce que lii ça interpelle tous les Sénégalais képp kuy sénégalais di fi yeewoo rek ci dëkk bi war nga jël xeexu corona bi approprié ko parce que xamuñu kan lay laal ndax cas communautaire yi bari na te ñun rek la il faut que ñu respecter les mesures barrières yi nga xam ne moom la médecin yi conseillé pour ñu mën a fàggu mbir mi donc monsieur le maire wax ji mu ngi noonu di la gërëm une fois de plus di la sant ci disponibilité bi ak accueil bi ànd ak yéen mooy bàjjenu gox yeeg relais yeeg ñëpp tout Ngor ba nga xam ne rek jóg na pour jàppale si plus particulièrement Maï qui est conseiller à la ville de Dakar aussi et qui est conseiller ici aussi donc elle a une double casquette aussi ñu leen remercier au nom des populations de Ngor
parce que nag li ngeen di defal fii c'est pour les populations et ku defal population yi ñu ngi ko defal parce que nous sommes en ligne dañuy fal pour que ñu di tàggat population bi di leen jàppale ci lépp da nga xam ne rek dugg na ci dëkk bi muy lu baax ak la nga xam ne rek safaan la bu bëgg a ñëw ñu war ci jàpp war ko éradiquer ba mu bañ dugg ci dëkk bi kon ci biir loolu ñu ngi leen di encourager di leen wax ne nous sommes à vos côtés di leen remercier de manière infinie du amul àpp fu muy yem di remercier aussi nga demee nuyul ma madame Wardini nuyul ma ko tagal ko suma ngërëm ci loxaam c'est vrai que ba ñuy joxe ceeb yeeg diwlin yi waxtaan yi safoon na trop waaye mujj na d'accord ci liñ ko ñaan nous les maires donc ci loolu ñoo ngi koy remercier di ko encourager ci liggéey bi metti na mais yàlla nañ ci yàlla jàppale ñun ñëpp daal parce que ñoo bokk lépp bu ñu defaree waa Dakar Ngor la ñu defal bu ñu defalee waa Ngor waa Dakar la ñu defal ci biir loolu encore monsieur Mbengue dinañu gën a yokk suñu loxo dugal nit ñi ci mutuelle bi ba nit ñi surtout mag ñi ñu gën ci gis seen bopp ñu mën leen di tàggat saa yi ñu ko soxlaa rek maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di leen encourager di leen wax ne dëkk baa nga fu ngeen war a dugg rek dugg leen ko parce que sensibilisation fi mu ne je pense que moo ci des mais les plages et tout ça nous avons pris des dispositions aussi je pense que gendarmerie yaa nga fay daxante xale yi du yomb dëkk mais on essaie de faire le maximum am na plage yoo xam ne fi mu ne comme le virage kan du fa sangu dañ ko tëj plage de Ngor idem mais nag xam nga xale yi moom daa ko wax dëkk yi xat nañu xataay ya nga xam ne surtout suñu dëkkuwaay yi donc dañuy mën a encourager ñi nga xam ne rek dañuy éveiller les consciences ñu xam ne rek mbas mi mu ngi fi jagagu fi ñu mën a tënk ci loolu daal fexe ba mën a gérer dëkk bi ma di leen remercier di leen encourager et di leen sant bu baax a baax monsieur Mbengue jaajëf maa ngi leen di remercier bu baax jaajëf. dañu ne xam nga lu ko mën a dindi mooy fexe ba communauté bi ci boppam nit ñi ca marché ba ca atelier couture ca atelier coiffeur ca quincaillerie bi ku nekk xam ne yaay jël matukaay yoo aaree sa bopp aaru waaye sàmmante sa àq ak dëkkandoo yi kon aar sa bopp wattu sa njaboot sàmm sa gox ñu ànd daan corona loolu daal monsieur le délégué loolu moo ñu fi indi ñu lay gërëm dina sant bu baax di rafetlu lu ñu dégg ci yow nee nañu am nga taxawaay bu mat sëkk waaye dañuy ñaax rek waxtaan pour nit ñi gën a góorlu ngeen ñëw teg ngeen ci buntu bi ñu mel moo nekk ci biir toujours ñu ngi sensibiliser waa marché bi di leen wax dama def tour ba ñëwaat la ngeen aussi nii takk leen masque yi toujours ñu ngi ci bàyyiwuñu saa bu nit ñëwee joxee masque ñu séddale ko toujours ñuy wax ak sensibiliser bi ñu takk masque yi takk masque yi ñoom itam comprendre na yëf yi nga xam ne ñoo mën a xeex yëf yi ñu ngi ciy baal bay waar ndax fi ne ni marché bi tëjee du suñu intérêt du intérêt waa dëkk kon nag lépp luy tax feebar bi bañ a gàllankoor dañuy taxaw ba bam teel koy jógee ndax ñu ngeen sant den gërëm daal yàlla yàlla taxaw ñu fi fekk tey dal na suñu xel ndax ñu ngi ñëw di dugg fi yem ci ne ñaari point d'eau mu ngi fi ñu ne ku fi dugg balaa ngaa dugg da ngay raxasu donc loolu dal na suñu xel ñuy ñaax rek nit ñi ndax loolu du doy la répétition elle est pédagogique wax bamtu njàngat la ci nit mën a jële kon nag mbas mi fi mu toll ci réew mi du ñu sonn du ñu tàyyi ci di bamtu mesures yi nga xam ne moom la nit ñi war a sàlloo pour mën a feggu feebar bi di leen ñaaxaat une fois de plus rek ci takku masque bi dëgg la naam metti na mais li nga xam ne moo la mën a aar da nga ciy dem sa kem lay kàttan di ko jëfandikoo donc dañu continuer di takk masque yi raxasu bi nañ koy farataal jege ñaate bi nañ ko moytu kuy saxet si sa conc def nii mu leer la ne yow doo wàll kenn feebar bi kenn ñaanul yàlla am ko kon nag nañu fexe tamit ñu nit ba aar ñeneen ñi nga xam ne duñ ko am kenn du ko am kon bu ñu defee noonu ñun ñëpp rek sàlloo mesure yi ñu wax feebar bi dina génn ci dëkk bi loolu laa amoon si lu ma lay wax. gan lañ waaye itam seen délégation laa bokk ndax maa ngi ngànk commission bi ñu naan tourisme culture et promotion de valeurs au niveau de la ville de Dakar tey jii nag ma ànd ak adjointe au maire ànd ak tamit waa mutuelle de santé bi ñu ñëw fii di andi seen ak yéene yéene ci Ngor ñu koy rafetlu bu baax mais dañu wax rek lu am wax ne am sa benn taxatu am parental li may wax li muy wund mooy que ne lu ci mënta doon volonté bi ñu war a am ci mbir mi
nañu jàngal lu bëri war nañu jàngal nan la ñuy gérer mooy xataay bi damay wax rek ne dimbalu yàlla gëm naa ne daf fi nekk ndax bu du woon tey dimbalu yàlla communautaire yi comme chaque jour di nga dégg benn ngor mais ñu ngi koy sante borom bi subhanahu wa taala moom mi ko doxalee nii mais du tey na ku nekk moytu jéem a waxtaan ak jaboot comme mission madame la maire ni ñu ko waxee rek moom mag ñi la mais pour dimbali mag ñi il faut ñu jaarale ko d'abord ci xale yi jéem a ñaaxaat xale yi jéem leen ñu respecté geste barrière yépp comme ça nag feebar bi dañuy jékki di ko déggee ne na delluwaat ci Chine ga mu jóge woon bu fa delloo ñu gasee ko foofu suulee ko foofu kon nag ñoo ngi sant ñëpp daal di sant wax dëgg yàlla waa Ngor TV depuis ce matin ñu ngi ci mbir bi Ngor Plus aussi seen liggéey maa ngi koy rafetlu bu baax en tout cas daal sant nañ leen gërëm nañ leen yal na lépp rafet yal na yëpp daal avancé yal na yëpp dem bañ leen di dégg fële au niveau international merci beaucoup. daan ko duñ ko may dara. Pour barrer la route à la contamination communautaire qui s'accroît dans la capitale. Avec son projet CMU Élèves, l'Union départementale des mutuelles de santé compte appuyer les écoles durant la réouverture pour éviter les risques de contamination dans les établissements scolaires.